yeete di émission bu leen rajo UCAB FM 103.5 rajo université Cheikh Ahmadou Bamba di defal samedi bu jot ñeenti waxtu jàpp juróomi waxtu toftal fanweeri simili seen émission yeete rajo UCAB FM di ci waxtaane poñ yu bëri état civil di këyit yi nga xam ne doomu aadama bi da koy soxla lu ci mel ni këyitu juddu këyitu mariage këyit bi mandargaal ab sëy divorce këyit bi mandargaal sëy bu tas ak yeneen i këyit ab sëy la ci aju ci diggante ñaari way denc yi la jëm ci wàllu tas naka la ñuy taxawale ay kuréel di association boo bëggee liggéey këyit woo koy mandargaal di contrat de travail ak yelleefi doomu aadama bi lu jëm ci wàllu fitna wala naka la ñuy aaree doomu aadama bi néew doole banqaas yi nekk ci wàllu yoon ak dëkkandoo lan moo ca taxawaayu yoon naka la ñuy jëndee jaay wala luye ak kër naka la ñuy déposer plainte maanaam ku la tooñ naka ngay def ba yóbbu ko ci yoon ak poñ yu takku. ngir gën a bëgg yaatal seen jotaay bi di yeete rajo UCAB FM 103.5 li tax ñu ubbil bunt bi mbooleem chef de service yi nekk ci biir digdigal bi kenn ku ci nekk ca la nga yëngu ñu namm la ca dalal. yeete fas yéene dellusiwaat ak anam yu yees maître Abdoulaye Babou di avocat à la cour lañ ci fas yéene di àndal ngir lépp lu jëm ci wàllu àq ak yelleefu doomu aadama lu jëm ca wàllu yoon la ca mat a bàyyi xel kenn ku ci nekk lan moo la war lan moo nekk sa diggante ak yoon léegi-léegi kenn ku ci nekk di am jafe-jafe ak yoon fekk la ko jiitu ñàkk a xam mooy li koy waral maître Abdoulaye Babou di avocat à la cour fas yéene taxawu askan wi laabire leen ci wàllu yoon la ngeen ca war a xam mu jàngal leen ko. bu leen ko fàtte samedi bu jot lay doon bu ñeenti waxtu jotee jàpp juróomi waxtu yu toftal fanweeri simili yéen itam ñu leen di ubbi buntu bi ci téléphone bi ngeen mën si jaar ci 33 976 0909 33 976 0909 ngir lu ngeen bëgg a leerlu ci poñ bi ñuy waxtaanee UCAB FM rajo université Cheikh Ahmadou Bamba di leen dégtal émission bu am solo yeete samedi bu jot 16h 17h30 ci 103.5 yeete émission bi njariñ kese la. seen émission yeete képp ko am loo bëgg a leerlu loo bëgg a laaj ci wàllu yoon fan wu man di doon nga bëgg koo leerlu sa laaj ñu ngi koy xaar ci numéro bii 77 619 33 20 77 619 33 20 bu la neexee nga envoyé ko ci whatsapp bi wala nga bind ko message texto lu ngeen yónnee ci laaj dinañ ko jël jébbal ko maître Abdoulaye Babou ngir mu indi leen ci ay tontu kon ñu ngi xaar seeni laaj lu ngeen bëgg a leerlu ci wàllu yoon seen émission yeete kon ñu ngi leen ciy xaar lépp lu ngeen bëgg a leerlu. mbokk yi kon ñu ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk sa tur ak sa sant ngeen di ànd ak ñun ci rajo UCAB FM rajo université Cheikh Ahmadou Bamba kàddu gi di bawoo ci ndaam Daaru Alimul Xabir tey jii di samedi juróom-ñaari fan ci weeru Sattumbar atum 2019 juróom-ñaari fan ci weeru muharam di weeru tamxarit ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak benn ci gàddaay gi 16h07 ñu ngi jégalu rek kon ci juróom-ñaari simili yooyu ñu yeex a door incha allah rabbi lépp rek ci liggéey bi la kon rek ñu santati gërëmati bu baax ñi nga xam ne saa su ne ñu ngi ñuy bàyyi xel ci rajo UCAB FM di jéggalu nag ci samedi bi weesu émission bi ñu bëri doon ko xaar wax dëgg yàlla te amul te dañu ko yittewoo lool waaye nag ngir dab seen bànneex moo tax ñu dégtalaatoon leen benn bu jaaroon na fii sant gërëm bu baax itam maître Abdoulaye Babou ci compréhension bu am na ko ci léeg-léegi yi nga xam ne mooy ay gàllankoor di jóge ci ñun du suñu coobare ñu ko ci santaat di ko gërëm bu baax waaye itam di ko jaajëfal ci disponibilité am ci saa su ne émission bi mu ci def kéemtalaay kàttanam ci teew ci ni nga xam ne kon noonu la ñu ko bëggee di jaajëfal bu baax ñi nga xam ne rek saa su ne ñu ngi ñuy bàyyi xel kon ci téeméer ak ñett yu tombal juróom rajo UCAB FM ngeen di ko déglu ci 103.5 Touba ak li ko wër waaye itam àdduna wërngal ga fu ngeen nekk ngeen man di ñu bàyyi xel ci internet bi ci sunu fm.com waaye itam ñi ñuy xool jamono ji ci live Facebook bi ñoom itam ñu ngi leen di jaajëfal kon mbokk yi ngir rek bañ a yeex bi ñu sante gërëm maître jaajëfalaat ko bu baax a baax ci disponibilité am di ko baal ak di ko baalu ak ci at mu yees mi nga xam ne ci la ñu dugg di ñaan rek mu doon atum xéewal atum barkeel moo xam li mu bëgg lépp lu baax ci moom mboolem jullit yàlla na leen ko yàlla defal ci na mu gën a rafetee maître kon xam naa rek sans plus tarder dañ lay joxaat kàddu gi su ko defee nga nuyoo ak mbokk yi ñu soobu ci liggéey bi. aouzu billahi mina sheytaani rajim
bismillahi rahmaani rahim ñu ngi dellu sant yàlla julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di fedli sunu taalube ci Serigne Touba Cheikh Al Khadim di ñaan bokk ci ay tànneefam di ñaan yàlla tam kii nga xam ni moo fi Serigne Touba Sëñ Mountakha Bassirou Mbacké mu yàgg fi lool te wér pour eggale naal yi muy naal Pape Saer namoon nañ la ndax da nga demoon bitim réew maa ngi woon Niger ni nga woon Niger ñu dellu si waat tey ci bis bi mais bala ñoo commencé dañuy fàttali rek lu am solo wallaay dugg nañ ci at mu bees jullit yi wax nga ko léegi dugg nañ ci weer wi jëkk de Muharram ñu daal di sant yàlla julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fekk nañ ko wallaay di ñaanal jullit yëpp yàlla defal ñu jàmm salaam teg ñu ci lu neex yàlla am na solo allahumma amiin ku ni weeru Muharram sa xel tam day dem ci beneen weer bu ciy tegu waaw mooy safar wallaay egsi na te suñu duggee safar dañ naa 18 safar di màggal gi léegi gars yi xaar fi 18 de le premier la ñuy tàmbali te mooy dëgg sax at bis yëpp sax safar la wallaay lu wér ndax ndamal lislaam yéegu na ba faw te sëñ Tuubaa ko yëkkati kon bis yëpp suñu ndam la wallaay tey li ñuy ubbee waxoon nañ ko fii sax mooy même soo nekkul woon Sénégal yaa ngi dégg coow li am Jeanne d'Arc ci fàttali rek mës nañ koo wax waaw wax nañ ko fii waaw école boobu ñeeni catholique yi ñoo ko yore école boobu dañoo tere jigéen ñi di muuru loolu la ñu tere ñëpp yi def ay caaxaan ñu far dàq leen dëggal ko te bañ leen dàqee ba léegi nguur gi yëyu ci yàbb yi loolu nag kuy jullit war na laa metti ndax mel na ni fi mu nekkatu suñu réew moo xam ni téeméer boo jël juróom-ñeent fukki ak juróom ay jullit lañu te ñooñu mënuñoo am baat ci seen réew looloo xew nag Sénégal mbir mi ñépp ko war a dégg ñépp ko war a mettitlu lu tax ñuy tere jullit yi ñu sol muuru loolu la lislaam santaani ci jigéen loolu la ñëpp bëgg lu tax suñu réew léegi ñuy tere suñuy doom xale yu jigéen ñu daal di muuru dañ leen koo tere jaaduwut de loolu nag te kenn waxagu ci wallaay dañ ci war a wax te li ma jaaxal mooy ñoom ñiy tere ñooñu muuru catholique yi ñoom nu ñu solo muuru du dañuy sol yu weex tal waaw muuru waaw muuru ñoom ña nga fa kenn terewu leen ko te loolu ñu def dafa méngoowul ak sartu réew mi Sénégal daf ci constitution article bi jëkk ni réewu Sénégal nangu nañu ku lu waay gëm nangu nañ ko ku gëmul sax nangu nañ ko kon nag ñun ñii ëpp gëm lii ñu ni doo leen ko fi defee waaw kon fu ñu jëm te yemu fa wax naa ko keroog dinaa ko fàttaliwaat jàpp leen ni école privée catholique yi sunu xaalis a ko yore ñun ñii Sénégalais yi jullit yi ñooy fay école privée catholique ñooy fay jàngale yi ma fàttali ko woon benn keroog nekk naa député fukki at mu nekk dañuy voté ay milliards yi milliards jagle ko école privée yi du ñu wax nag ci këyit yi ne catholique ko moom déedéet mais ni nga ko defee dañ ni balaa kenn mën a am dara ci loolu école bi dana war a mën a nekk nii war a nekk mën a naa am déclarant responsable am ay locaux tel gàllankoor yooyu ñu jël moo wane ni école privée catholique yi rek moo ci mën a jëriñu te ñoo ko moom amul benn daara fu ñuy jàngale xale yi école privée la su demoon tey bëgg ni nañ ko jox ci subvention yi dañuy bañ fàttaliku naa ko léegi keroog ba ma nekkee assemblée loolu am
Souran Moustapha Souran nekk ministre de l'éducation nationale. man maa dem ba bureau ni ko wax ma lu tax milliards yi ñuy wote assemblée nationale. ñu jox ko école privée yi. lu tax daara yi duñ ci am. dara jaaduwul. ah jaaduwul. te ñoo fi ëpp. wallaay lu ma wax. ni ma man nii laa ko fekk. alors parce que dégg nga maam dañ ni bala ngaa mën a bénéficier. ci subvention état bi. école bi nii la war a mën a am. war ngaa tabax ay lii war ngaa def ay laa. te daara yi defuñu ko. te moo na daara yi nit ñi gën a tekk ci suñu réew. ci daara yi lañu jógee. lu wér. lu wér ñu daal di fermer les yeux sur ça. léegi nag lu ëpp tuur dem nañu ba ñun ñii nga xam ni ñooy financer école privée catholique yi. suñuy doom mënuñu faa dem mënuñu faa jànge. te suñu xaalis dafa nekk. suñu xaalis moo na nee nañu lu ñu génnee. alors nu mu tuddati lu ñu respecté muur yi. mais xam nga lu ñu d'accord waaw dañ naa xale yi dem leen soli perruque perruque a gën a bonati. ña ngay nangu xale yi sol ay pantalon. ña nga nangu xale yi sol ay short. ña nga nangu xale yi di sol ay perruque mais nangu ñu ku yor loolu ñuy muuroo. di alors étape pour teraayu kii. mu waroo ak constitution Sénégal. mu waroo ak dundinu réew mi. juróom 5% imposé volontairement ñun ñëpp nguur gi ni muut waxu ko. mais fa may jeexale waaw mooy Pape Saer. nañu def ndànk te wax jot na. jóg jot na. xam nga lu yor réew mi. ñun ñii ñuy julit. ñu nangu ko ci suñuy loxo. indi fi loo xam ni ñun xamuñu ko. te lu neex yàlla neexul yonent bi neex sëñ Tuubaa neexul keneen. tarixa benn la neexul ñu imposer nit ñi ñi leen seeni doom dañuy sol ay kii mbaa duñu jàngi. mais fa may terminer Pape Saer. est-ce que xam nga lu xew. lu xew. réew mi léegi nguur gi. nangu na association borom ñaari tur yi may bañ a dégg. am na Sénégal. am na fi. am na fi légalement constitué. légalement constitué jox nañ fi borom ñaari tur yi ay association moo tax ñëpp soo leen gisee Sénégal la ñu ñëw nii alors dañ fiy organiser ay congrès dañ fiy def nii wala def laa mani li may wax. jóg jot na. jóg jot na. kenn waratul noppi man nag li ma déggoon nag ñu wax ko jullit yi. moom laay répété. sama baat ci kaw. soo leen gisee loo xam ni méngoowul. ak ni ngeen nekke ak seen diine. xeex leen ko. wax leen ko ba ñëpp dégg. kenn waratul noppi. waa kër diine yëpp. war nañoo jóg. li ñu maam yi bàyyil li ñu sëñ Tuubaa bàyyil li ñu Omar Foutiyou bàyyil li ñu El Hadji Malick Sy bàyyil li ñu baax ñëpp bàyyil ba tax Sénégal nekk ko. am ay samba boo yoo xam ni jóg nañ di ko xeex te am nañu doole dama ni wax jot na. jóg jot na. kenn waratul noppi. lu wér. jërëjëf sant ko gërëm ko bu baax a baax maître Abdoulaye Babou ci introduction bu am solo boobule kon mu doon ab appel boo xam ne kenn ku ci nekk war nga ko def sa mbiru bopp ndax réew mi dañu ko bokk te mënuñu ko séddoo kon mbokk yi rek di ànd ak ñun ci 103.5 rajo UCAB FM rajo université Cheikh Ahmadou Bamba. ñu ngi ànd ak yéen ba tey rek kon ci seen jotaay bi di yeete mu doon jotaay bu dañu ci ànd ak yéen saa su ne samedi bu jot 16h 17h30 altine incha allah ci guddi 22h30 jàpp 0h ñu di leen ko indilaat maître nag yaakaar naa tey laaj yi ñu yor moom dafa bëri lool ndax ñetti samedi yëpp seen i laaj ñu ngi fii. bismillah xanaa rek dama koy tàmbale ci samedi yële nga xam ne kon moom la ñu waroon a njëkk a ñëw. waaw te après ñu gàttal wax tontu yi waa kay surtout loolu nag. voilà mooy ci xaw a génnee. ndax li ñuy yor kii moo xaw a bëri dañ koy gàttal dañ koy résumé. kon jaana léegi nañu njëkk a jël kii lan lay laaj moom ñu déglu ko. nit su fekkente ni da nga nekk ak nit da nga dëkk ak moom maanaam mu di la tëkku maanaam di la tëkku naan dana naa la rey wala dinaa la def nangam kooku noo war a doxalee moom da ngay dem police def nan da nga koy porte plainte wala da ngay def boo demee police loolu daal laa doon leerlu koo xam ne da lay tëkku day dëkk di la tëkku rek te muy jigéen la sax jigéen la dëkk ci di la tëkku kooku boo noo war a def ak moom daal ci yoon la moom laa bëgg a xam da ngay dem police déclaré ko wala da nga koy porte plainte wala nu muy def daal wala
bu dee da ngay dem police déclaré ko boo ko déclaré dañ lay joxam numéro wala dañ lay jox numéro boo xam ne bu kiyee nga woo leen ci wala nu ñuy def daal loolu laa doon laaj. menace de mort. menace de mort loolu yomb na. ku la menacé de mort yoon da koo tere. su la neexee mën nga dem police su la neexee mën nga dem gendarmerie su la neexee te mën nga bind directement tribunalu Mbacké. wante bul wax rek damay menacé de mort. da nga am ay firnde. ndax ñu ci baree bari di tooñ. su dara desul yoon ñëw dañuy daal di miim ni du man. te soo demee yoon. mënoo indi firnde. da ngay perte. kon nag wutal ay seede ah. wala nga jaar ci huissier mu interpeller ko soo amee firnde ni menacé na la de mort. bindal lettre bi ma la wax police gendarmerie wala directement tribunal su boobaa dañu la woo te su dëggoo yoon dana dal ci kaw. am na solo ñu dégluwaat kii moom itam lu muy laaj. moom gisoon nga ne xarit moom dañ toog ak léegi ñu liggéey ba nga am ko wóor daan na ko danga am ba tey yaa ngi am donc lan moo tax nga wax loolu daan na ko damaa dem ci pharmacie bi ba nga xool ne seen dangaa am yàlla ba nga xool ne seen dafa daa am léegi mu dem ñu ñëw ci man ne ko yaa ngi am ba waajur ndaw soos yëpp kaa porte plainte ñu laaj ba xam kooku lan moo ko ci mën a fekk te loolu bu ñu dem bu tëgg bi si biir ëmb bi mujj daal kooku ëmb bi mujj daal ak borom pharmacie tamit lan moo ko mën a dal ci. bu leerul ma leeralal la ko dégg bi leerul nee na dafa toog ci place am di liggéey ñu fekk ko fa ne ko xale bu jigéen sàngam yow yaa ko tooñ. te moom yëgul tinul. nee na xale bu jigéen daf ne ko dafa dem ci pharmacien ak pharmacien moom moo ko wax ne ko dafa wan lor. léegi nag muy laaj moom lan la war a réagir ak pharmacie bi confirmé ne kee dafa wan lor moom ndax yoon am na lu mu wax ci moom. lenn am na. suñ la tegee tuuma te du yow. yoon may na la nga porter plainte. directement. loolu la ñu tudd diffamation. maanaam teg lu ñaaw ci sa der te du yow. te du dëgg. kon nag moom ci boppam. su dee laalu ci dara. laa wax de. waaw su dee laalu ci dara. na jubal police. porter plainte diffamation. bind rek ni baaw. kooku tribunalu Mbacké moo koy réglé. ni du man laaluma jigéewuma. fekkewuma tinuma jeex na acca kii lu mu laaj. maanaam ki nga xam ne da nga koo luyee place. bu dee la fay par weer dem ba mu yàgg mu yore la weer yu bari yoo xam ne ni mënatoo koo muñ nga taxaw ne ko da ngay génn place bi mu taxaw lànk ne du génn di la jox ay délai yoo xam ne saa yu ci accès du tax mu génn. ba mu neex ko mu jékki-jékki tëj place bi demu yoonam te tëggu la defu la dara xam nga dafa tëjaale bagage yi xam nga tëjaale wu ko. léegi kooku nan nga war a def ak moom maanaam da ngay dajji place bi génn bu dee bagage yaa nga génne ko wa ilaa noo koy def bu fekkoon ne mi ngi fi maanaam kooku nan ngay doxalee ak moom daal nan ngay doxalee ak moom. loolu wax nañ ko fii ba tey. ba tey. nee nañu ci wàllu place. wàllu dëkkukaay. koo loué. benn weer kese su la ko amelee. mën nga ko yóbbu huissier comme ni ñu koy wax tribunal génne ko. looloo gën a yomb. benn weer kese du ma dugg dans les détails huissier xam na ni mu koy defee wax naa ko fii wax naa ko. commandement assignation. léegi kii nag moom dafa fayul ay weer. ba pare dem na tëj ay bagaasam ci biir tëj ay bagaasam ci loolu laa doon ñëw. su boobaa. waaw da ngay daal di saisir tribunal. fii. moom du daaj ci bagage moom. non moom moo lay autorisé. da nga koy constater lu d'abord par huissier. ni loué naa diw dem na. tëj na ko. nga di président tribunal autorisé ma. ñu dajji ko. te su may def inventaire. na huissier taxaw. président may la ko. waaw soo ko mënee dajji. voilà waaye nit ki moom sañu rek dem. non boo tëb defal boppam déedéet. loolu leer na kii itam daanaka duñu xaw a sore ñu déglu ko. waaw man ab commerçant la comme ni may jëflanteeg nit ñi rek léeg-léeg am ci ñooñ dañ may yoral bor di ma daw du ma leen gisati bu yàggee ba yàgg bu ma ci amul benn solution nga xam ne woo naa la téléphone wala ma dem sa kër ba sonn jotuma la te bëgguma yëg ko ñoom ak wàcc ndax ay dëkkandoo lañ léegi des fois nag damay def multi service nag di def ay jël ay transfert xaalis des fois nag ma gis ba ma ko def ñaari yoon ñoo xam ne dañ leen di yónnee lu mel ni wari ñu yónnee ko joxe seen code ak seen carte d'identité léegi bu ñëwee sama point nag bu ma laajtee ba xam ne ñoom ñu moom xaalis bi damay téye xaalis bi fayee ko sama bor wala ma téye ko na leen nekkul na ñëw bu ñëwee ma ne ko xaalis bi dama ci jël sama bor
may laaj nag loolu ndax yoon may na ma ko wala déet. ndax dama ko def ñaari yoon daal loolu ndax yoon may na ma loolu wala déet. ñoo xam ne dañ la koo xam ne laa yoral di la daw ba bis mu yónnee ab code sa place nga fayeeku ko retiré ko ci carte d'identité laaj mu ne la du ki mu yónni ne la moom xaalis bi ma téye ko loolu yoon may na ma ko wala déet daal. mais yoon mayu la ko. ndax day mel ni yaa fayul sa bopp. te yoon da koy tere. la nga waroon a def. da nga koo deful. muy lan su dee nite la amel. te nga gis lu mu moom. na nekk oto na nekk kër na nekk dara. am na yoon woo jaar pour saisir ko. voilà su dee wàllu bor. saisie arrêt lañ ko tuddee. waaye du fayekul boppam. doo mën a fayekul sa bopp. tribunal lay mën a autoriser ni la saisie arrêteel lim la ameel ci say loxo. loolu la mais du yow sa bopp ndax day mel ni yow yaay fajal sa bopp te yoon mayul kenn mu fajal boppam. kon moom kaam bi ni mu demee nii bu code ba ñëwee ci moom dafa war na jël code bi dem moom police. yoo déedéet. dara joxel xaalisu jaambur tooñ nga. soo bëggee mu fay la. demal def saisie arrêt benn ngoog. saisie arrêt mooy lan. saisie arrêt mooy yëfi jaambur yu nekk sa loxo. waaw nga ne ko yaa ma amel téyel naa ko. loolu mooy saisie arrêt. su la neexee tam nga assigné ko. ba ñu condamné ko nga dem fa mu nekk. jël ay yëfam. c'est différent. waaw soit saisie arrêt. procédure particulière la. mooy jël naa sa alal. yaa ma amel duma la ko jox. wante tribunal moo naa la saisie arrêtel bien diw. nga jël ci lim la amel mais yow mënoo tëb ci sa coobare bopp di da nga ko jël. soo ko defee day mel ni yaa ngi fayul sa bopp. kon daal su ma ko déggee mooy dafa war a dem tribunal jox ko ndigal. voilà ne ko mën ngaa jël jëfam fayee ko ci sa yëf. voilà loolu leer na. kii lu mu wax moom ci wàllu kër ñu déglu ko. man damay laajte sama papa dafay bàyyi woon kër léegi kër gi bi nga ko jëlee dafa tabaxoon ay birigam yu bëri dafa bàyyi ko fa dem tukki ñëw léegi bi ñu ñëwaatee fekk ñu jaay kër ga ñu jaay ko benn kilifa. léegi bi ñu ñëwaatee kilifa gi ñu ko jaay itam dem jël biir gi ñu fa bàyyi woon dem tabaxee ko léegi sama papa nag léegi moom nan la war a def léegi parce que dem na si bureau bi ñun ko kër gi kayit valable na yor ay kayit valable borom kër gi tam yor ay kayitam léegi moom sama papa nan la war a def moom pour mën a jot këram. waaw mais li gën a jaaxle. sa baay mi ngi dund. ni tekki noppam nu ñu mën a nangoo këram jaay ko. nee dafay nekkut. bitim réew la nekk nee bitim réew la nekk. waaw mais kër ga ay nit a ngi ci. waaw déedéet loolu moom mënul nekk. te kër kenn du ko jaayee noonu. nee na ñoom ñaar ñëpp ami kër nee na Daaru Marnaan la laaj naa ko kër fu ne ma kër gi Daaru Marnaan loolu mënul nekk te kër kenn du ko jaayee noonu. kër moom. ameel bor tribunal la koy jaay. vente par juge. ñoo koy def tribunal. mais jaayee nii loolu amul. kon nag man jaaxal na ma ndax sa baay. ba fu nekkul tam kër ga soit ay doomoo nga fa soit ay soxnaama nga fa ñooñu fu ñu nekk ba ñu jaay kër ga. su dee loolu mën naa am loolu moom du yoon du benn yoon ndax kër ga même su doon këram sax la tëj. jël caabi yi dem Masamba amul droit ginnaawam ñëw di jaay. su dee jaay nag ngeen di waxante ci seen biir. loolu yoon nangu ko. ñaari kayit yu légal yi mu wax ne man mooy sama problème nu mu mën a nekkee. man ñaari kayit nee na moom papam yor na kayit yu légal kële jëndit yor na kayit yu légal. man mënu ma cee prononcé wu parce que xam naa ni loolu amul. ñaari kayit yu légal. il faut am na benn bu baaxul. voilà loolu dafa mënul am sax. ni mu ko waxee. dafa mënul am waaw. donc la ca biir waxaguñ ko. waaw mais li wóor ba wóor moom kenn mënul présenter ay këyit naa jaay naa kër jaamur fekk yaa ngi ciy dëkk ak say doom ak sa njaboot loolu mënul nekk. waaw. acco ñu déglu kii. waaw man de dafa amoon sama benn rakk boo xamante ni dafa amoon ak jëkkëram problème. waaw depuis longtemps xaw na yàgg nag parce que mat na ñetti at xam naa ne boobaag léegi ñeenti at daal xam naa ne mat boobaag léegi daal nangu koo may baat te defan ko jëf ju ñaaw wax dëgg yàlla ba jotoon naa tëdd kaso sax benn weeru kaso jotoon na ko tëdd gars yi àtte ko def ay dugg bàyyi ko. kooku nu mën a def ba tas. wax na du waxat ko loolu tas boobu yomb na. mel na ni borom këram. condamné nañ ko. même su ko waxul. xam naa ni cause de blessure la. moo war a doon dafa dóor jabaram. mën na ci sukkandiku pour am baat. te su demee tribunal moom mooy am dëgg. ndax jigéen kenn waru ko dóor. waaw loolu lu yomb la. léegi nag la mu toog nag. góor gi moo tooñ. parce que sa soxna quel que soit alpha. war nga ko dëkkoo yore ko moom ak i doomam. kon nag nga ni mu toog
alors xaw ma ñaata at yorewu ko kooku góor gi nekkul ci yoon à l'instant tey soxna si lan la war a def fi mu toll nii dem tribunal du bañ ko dóoree daa dem tribunal na delluwaat tribunal pour tas voilà c'est tout leer na nañ ndono dama doon laaj rek ki nga xam ne waa juróom dafa gaañu bàyyam seen taawu kër daan ni moom kër gi ndax bi ñuy ménage paa bi dafa amoon bor bu fay bor yooyu ci kër gi ndax kër gi moom moo ko moom wala moomu ko te ay doomam a ngi nii am nay rakk mu ne rakk yi moom kër gi ndax paa bi dafa yoroon bor te bor boo xam ne ménage boo xam kenn fekkewu ko ñun doomi paa bi nga xam ne ñoom la paa bi jur kenn fekkewu ko ñoom doomi paa bi ñi ay xale lañu woon ñii paa bi noppal fekku leen fi waaw moom mu xëy rek ñu moom kër gi ndax paa bi dafa amoon ay bor ñu ménage mu fay bor yooyu ndax kër gi moom moo ko moom wala moomu ak ku bëggoon maanaam lépp tege ci yoon fan ngay jaar ak lan ngay def lan ngay wut ba teg lépp ci yoon ba nga xam ne moom kër gi alal li ndone la loo xam ne jëriñ yëpp a ko bokk loolu laa bëgg met teg ma ci yoon. voilà seen mag jooju. nekkul ci yoon. li muy def kasu sax xaj na ci. waaw parce que soo jëlee ndono. boo xam ni am na des enfants mineurs. amoo droit. jël xaalisu ñooñu. waaw juge du tutelle moom su ñu defee ndono ñoom lañ koy dénk xaalis bi. mais amoo droit def ko. waxatuma laak nag jaarale woo ko ci yoon. parce que laaj nga ko ndono nu muy amee. dañ koy baamtuwaat rek. ndax wax nañ ko du benn du ñaar. il faut seen waajur wi génn. ngeen am këyit. jugement d'hérédité. bu fekkee war ngeen koo doon. exactement ñi ko war a doon. soo leen amee loolu soog a dem njaareem. soo leen demee njaareem foofu ngeen di wax liquidation succession. su boobaa da ngeen naa góor gii dem bàyyi ñii góor googu amoon na kër. kër ga nii la mel nii la mel. juge njaareem moo koy atte ku ci nekk mu jox la sa cër. mais seen mag jooju nekkul ci yoon li ngeen war a def nag laaj nga ma ko mooy porter plainte. porter plainte bi def am na délit. parce que ku détourner héritage yoon dal na ci sa kaw. soo leen porté woon plainte tribunal mën a dal ci koom. ndax détourné na héritage mais su dee loolu tam buggu leen koo def parce que seen mag la def leen li may wax wut leen këyit yu woni seen waajur dem na bàyyi na ma Samba bàyyi na ma Demba bàyyi na jigéen bàyyi na lii. ensuite ngeen bind tribunalu Njaareem. ni sunu papakat bàyyi woon na kër gii nag diw sunu mag. moo ci bëgg a langa mu def lii def laa su boobaa tribunal day jëlaat këyit yi partager kër ga na mu ware ku ci nekk ñu jox la sa cër. am na solo mbokk yi seen rajo UCAB FM ngeen di déglu 103.5 ci ndaam seen jotaay bi di yeete kii itam lu muy laaj. waaw di laaj comme nit tey nga di ko woo mu enregistré la est-ce que loolu lu ci yoon wax comme nit nga di ko wootee di wax ak moom mu di la enregistré. waaw di jël sa audio di ko tasaare wala nanga wa naa loolu noonu lu ci yoon wax waaw loolu di laa doon sàkku rek ngeen leeral yi bu baax a baax. loolu waxoon nañ ko fii. kooku ko def normalul ndax ku nekk am nga droit sa vie privée. waay du dëgg. waaw enregistré la nit. yëgul tinul. d'abord tooñ la. tooñ la. tasaare ba nag. gën a garaaw gën a tooñati. voilà loi yi ñu voté. contre ay cybercriminel ak yu mel. ak protection des données personnelles. man nekkoon naa député. waaye njëkk a wote Sénégal. man mii maa ko wote lu woon su Ablaye Wade. loi ñaari loi yu njëkk yi. kon nag ñoom ki ñu def loolu tooñ nañ ko. am na droit porter plainte. porter plainte ndax dañ koo tooñ. am na solo kii itam daal mel ne sorewu ñoom itam. mais dama bëggoon a laaj ne tey jii koo xamante ni da nga jël ay photo jaamur. dugal ko ci internet bi daal ni kii dafa sàcc alal jaamur fu ko waaye gis na nga ko arrêté léegi bu ko civil gisee est-ce que am na droit jàpp ko ak bu ko jàppee lan moo ko mën a fekk ak li nga xam moom moo gën a intéressé mooy ka ko def ki nga xam moom moo publier photo yi ci internet bi lan la ci yoon wax nan la ko yoon mën a toppe ki nga xam moo photo waa ji publier ko ci internet bi bu photo yi di tisaaroo ñëpp di ko partagé tey photo yooyu mu publier photo yi waa jooju akise ko lan moo ko ci mën a fekk loolu laa bëgg daal ñu leeral ma ci photo yooyu lan moo ko ci mën a fekk photo yi jàmbur yi publié ci internet bi daal ni kii dafa sàcc xaalisam fu ko waaye gis na ko partagé yooyu lan la ci yoon wax. diffamation tooñ na ko. yàq na deram. kon su xamee. ki def loolu. mën naa dem porter ji plainte
wante nag du porter plainte loxo yi neen na fexe ba firnde yi maanaam la nekk internet xaw ma loo leen koy fexe boole ko ci dossier bi ni diwoo ko def ñu mën a xam ni diwoo ko def yàq der bi moo yàq sama der kon yoon may na la nga porter ko plainte kooku amul léegi bu fekkee nag man damaa nekk nit ki di liggéey ci barab mu daan may njublang daw ak sama xaalis man fekk amoon na ay photom man sañ naa ko dugal di ko wër non amul benn sañ-sañ ci loolu déedéet waaw sañu maa dugal photom di ko wër yoon may mooy porter plainte waaw c'est tout waaye sañu maa jël benn photom di ko dugal benn sañu ko parce que loolu dafa bëri léegi ci internet bi da ngay jékki-jékki ñu sànni la photo ne diw la tudd mu ngi doon liggéey sàngam moo jël nàngam tooñ nañ ko su xamee ki ko def mën naa porter plainte voilà kenn amu ci droit waaw leer na nañ maître waxtu yi nodd yi moo jot xanaa kon rek ñu teewlu nodd gi su ko defee ñu àndaat ak mbokk yi ci 103.5 rajo UCAB FM rajo université Cheikh Ahmadou Bamba seen jotaay bi di yeete mu doon jotaay bu samedi bu jot la ñu ciy ànd ak yéen ci rajo université Cheikh Ahmadou Bamba kon ñu teewlu nodd gi su ko defee ñu dellusiwaat tey gën jotaay bi. baax sant leen gërëm leen ci jotaay bu yéen a koy ànd ak ñun saa su ne ci rajo UCAB FM rajo université Cheikh Ahmadou Bamba ginnaaw bu teelu nañu nodd gi ba pare maître kon rek dañuy wéyandiwaat ci laaj yi nga xam ne kon ñu ngi ko doon ànd ak mbokk yi di leen fàttali ne jotaay bi incha allahu rabbi altine ci guddi 22h30 jàpp 0h dinañu ko mën a xoolaat maître ñu déglu laaj bi. waaw man dafa am lu ma doon laaj maanaam ku la plainte woon bañ dem police waaye ñu xool enquête bi xool na moom li mu doon wax lépp dara amu ci dara maanaam yow boo ko doon plainte lan nga koy toppee ma daal loolu laa doon laaj. waaw loolu tontu bi yomb na ndax yoon lépp la prévoir su dee yow dañ la plainte ñu dem ba pare xam ne yow laaloo ci dara xam nga ni kooku tooñ na la am na nu ko yoon tuddee. mooy dénonciation calomnieuse maanaam tuumaal boo xam ni wekkul fenn yow mi nga xam ne yow la ñu tooñ yoon may na la nga woowaat ki la tooñ taxawal ko tribunal laaj ko ndàmpaay ci lor gi mu loraange gi mu la defal. da nga ne légitime défense ki la na rey nga rey ko. waaw ku mel noonu ndax tey jii bu yoon ñëwoon di def enquête mu doon laaj yoon di poser question daal ne ana témoin bi te amutoon témoin kooku nan lay demee ndax benn amut témoin ba pare rey na ko kon kooku nan lay demee. lu mu bëgg a wax noonu non moom lay wax. xam nga légitime défense wax nañ ko fii ba tey su ma ko reprendre te day gudd waaw kon léegi dama koy résumer su dee ku la rey nga rey ko yoon mën na koo nangu mais ay conditions lu mu yoroon ba bëgg laa rey nee naa la ku yor fetal ak ku yor getax kii génnee getax nga génne fetal ni ko tuy mënoo wax légitime défense ndax yoon dani amoon nga matukaay yoo xam ni pour protéger sa bopp lii voilà mais su dee yow paaka la yore nga yor paaka dama bëggoon a jam paaka ma jam ko paaka loolu yoon mën na koo nangu léegi nag day laaj su dee amul seede mutu ko yoon ci dossier bu nekk la muy sukkandikoo mooy d'abord lu ñu tuddee procès verbal mooy enquête ba ñu def nu enquête ba tëddee même su amul seede mbir mi suñu ko bëggee atte ñi ko séq dañuy taxaw ci ni muy poser question ni muy laaje ni muy wëlbatee noonu la ñuy def li yoon ñun li ñu tuddee am na intime conviction maanaam waxtaan wi tëddee la noo xam ni kii atte léegi xelam màcc na jëm ci fenn ci foofu côté boobu lay atte seede ou pas seede noonu la procès di doxe waaw ñu ngi lay laaj fii les dossiers yi ñu takk ci koñ yoon la wala du yoon ak bu fekkee du yoon lan la ci yoon wax daal. câble yi yan câble
non mais normal du wax nañ ko fii keroog wala ne ko fi woon waaw non kon fekk la fi wax nañu su dee chaîne yu mag yi comme la ma waxoon keroog pour fàttali rek ci biir dëkk bi mairie moo yore nan la yooyu war a tëddee mairie moo naa bërëb sangam mën nañ fay def lii bërëb sangam mën nañ fay def tableau publicitaire et cetera ku ko deful wàccoo nga ak mairie am na droit dindi ko loolu moom su dee loolu la keroog tam nit ñi li ñu posé woon ñoom mi ngi mel ni ngandam ki yooyu Tigo def ci biir kër yi kii nu mu tuddati kii yu chaîne yi non antenne yi waaw keroog je crois wala fekkuloon antenne yi la waa ji doon posé ngandi antenne yu mel noonu voilà loolu tam ñëwoon naa ci wax ni compétence su mairie bi la mairie bi warul may kenn nga ñëw installé nu mu la neexee mairie bi ci politique am ak ni muy aménager commune bi moo war a wax bërëb sangam endroit sangam war nañ ko fa mën a def wala déet mais à peu près fii il paraît que loolu am na mais kooku sàcc la mi ngi mel ni par exemple am na ñoo ma ni damaa dégg sax ñu di ko wax naa mën nañ laa xëccal kanaan ak mën naa c'est pas normal sàcc la déedéet légalul loolu koy alali jaamur légalul même yow soo amee garab sa biir kër mu am ay mango ak yooyu normalul ma sàmba jóge fee dagg say mango yóbbu chaîne itam ñoo am exclusivité ñoo ko xëcc ba andi ko nga war a fay abonnement am ma sàmba wala ma demba am abonnement ñëw di leen xëccal ak càcc la pirate yi fi jàmbur kuñ ci jàpp yoon dal nekk sa kaw voilà te dégg naa dañ ciy wulwee di ngay fay par weer. voilà ma ko 2000 ngay fay par weer. alal jàmbur. lii nga neex ayca ñu dem mbokk mi lu muy laaj. fam benn jour alkaati yi jàpp ma sama benn oto léegi ma ñëwoon màggal léegi auto transport en commun la xam nga rek comme nañ ñu ko def ñu laaj ko nag joxewul léegi bi ñu ko contrôlé mu am benn sac bu ndaw bu si nekkoon bagage ñu wax ko ménagement des bagages fekk na boobu màggalu sëñ baar la am na lu mat juróomi kaar yoo xam dafa jógoon njenne ti yëpp saa si na kaw suuf ñoom jàpp ñu si kenn ñun ñi nga xamante ne nag 5 personnes lañ yoon am benn sac bu ndaw ñu jàpp ñu ba fay nañ contravention 6000 léegi nag sama xel nekkoon si riposte ba dama doon dem wut un huissier mu defal ma constat ba xam est-ce que ménagement des bagages bi ak maanaam surcharge bi yeneen oto yi surcharge lan moo si gën a doon dansé ma doon ko laaj ba xam moom tey yàgg na nag ma doon ko laaj ba xam tey moom lan la ma si doon xelal li ma naroon def est-ce que si yoon laa ko doon teg wala du ma ko doon teg si yoon. comprendre nga. non nee dañoo màggal si woon jógee njenne ñoom ñor seen oto bu ndaw juróomi nit nekk ci léegi ñu ñëw arrêté leen am na ay oto yu ñu jiitle woon yoo xam dañoo surcharge ba ci kaw ay nit léegi nag ñoom li ñu leen jàppe mooy ay benn sac bu ndaw bu fa nekkoon ñu ne leen ménagement de bagage léegi nag bàyyi ñi surchargé moom kenn jàpp leen mu ne da doon bëgg riposter ndax loolu mu ne bu ko defoon mi ngi woon ci yoon wala da doon tooñ moom li wax naa da ngay toppatoo sa mbaxal li ñu sa mbaxal la waaw mbaxalam waaw mooy moom même d'accord ne ni jaarul ci yoon waaw ku jaarul ci yoon ñu tegle ci yoon donc contravention boobu dara nekku ci quand bien même contrôlé wul ñeneen mais moom nekkul en règle su nekkoon en règle casse mais nekkul en règle c'est tout kon war nañ ko mën a def contravention ñaari ban lañ ci war a njëkk a contrôler bi nekk surcharge ak normalement waaw su amoon force de l'ordre yu doy ku tekki yoon dañ laa war a tekki yoon ñëpp ci yoon waaw ñëpp lañu waroon téye. waay normalement. ku teg yoon ñu teg la ci yoon. voilà. leer na nañ waa ji itam ñuy tukki si. dañuy laaj police yi nga xam dañuy taxaw ci kaw yoon wi di tere borom sareet yi léegi ñi nga xam ne dëkkuñ ci dëkk bi di nga xam ne dañoo am ay bagages yoo xam dañ koy andi seeni soxla léegi xamuñ lu xew ci dëkk bi xamuñ règlement yi xamuñ lenn lu fi xew léegi ñooñu da nga leen kar rek daal di jëfandikoo yoon ci seen kaw. loo xam ne leerul ci ñoom daal nga xam ne bis ni ki tey lañ fiy doog a ñëw xamuñ fi ñu war a tere ak fi ñu warut a tere amuñ lu yor nañ seen bagage war nañ koo dugal fa ñu ko war a dugal wala ñu denc ko fa ñu ko war a denc ci dëkk bi léegi nga bett leen noonu rek te joxoo leen benn avertissement ndax loolu moom noonu rek la war a demee ndax dama ci amoon benn kii boo xam ne dañoo ñëw rek teg suñu siret nangu suñuy yëre bàyyi ñu noonu waa ji boo koy topp di ko laaj sax du la nangu wuyu nangu laa wax benn baat léegi dama laaj ba xam noonu la war a demee wala warut demee noonu daal. waaw li yoon wax
yoon dafa général et impersonnel. yoon ñëpp la fi nekkal. yoon xamul gan. ak ku dul gan. waaw donc sëñ bi soo tooñee. yaa tooñ. mu ne gan gi xamul nag yoon. déedéet loolu xamul. la loi est générale et impersonnelle. elle s'applique à tout le monde d'ailleurs li ngi lay jëkk a jàngal yoon. xaw ma bokk ci. waaw yoon moom xaw ma bokk ci. par contre. personne n'est censé ignorer la loi. voilà par contre mais policier bi mënoon naa indi itam yërmande. loolu itam ci nit ki la. waroon naa mën a indi yërmande ni kat yow xam naa ni gan nga fi doo kii mu indi yërmande. fii nag c'est normal fii laa dëkk Touba ni ñun ñëpp. alors charrette yi dañ leen di tere par exemple su xew jotee. sinon dañuy perturber circulation bi. te doo déplacé wu muy màggal ak màggal bu mënti doon. doo mën a daw. te ay incident lay indi ay accident donc jël tam ni diw war na jaar fii. wala tere nañ ko fa pendant quelque temps loolu tam lu yoon nangu la. yoon nangu na ko voilà loolu am na solo leer nañ kii lu muy laaj. waaw dama doon dégg say émission rek ma jëloon sa numéro bi ay problème ni ma bëggoon nga gindi ma ci lii maanaam dama amoon sama soxna mu jógee fii bi mu fiy jógee nag dafa jógee mer ndax daf doon xeex ak man fii ba jógee fi dem bi mu demee nag ñooñu mer nañu ay mbokkam waxuñu ma defuñu lenn xanaa nekk foofu naan dañuy dem gendarmerie dañuy dem fii dañuy dem police dañuy dem gendarmerie léegi nag ñu ni dafa yóbbaale woon ëmb ni léegi taxut loola ñu woo ma ci téléphone wala leen waaye ay nit a koy wax rek ma dox di ko dégg ni léegi ma dem ba police def sama déclaration man itam boobaak léegi nag ndax 14 février la fi jóge woon dégguma ci ñoom dara waxuñu ma ci moom dara bañ am lu man ñetti weer ñu ñëw ni kayit yi nga xam ni bi mu amee doom dañ ko opéré woon kayit yooyu lañ may laaj ni ma jox leen kayit yooyu booba ba léegi ba le 20 août bii nii ci la am ku ma woo ni ab sage-femme bu nekk foofee ngànda la ndax moom ma nga dëkk Saalum ni ma sa soxna dafee ñëw léegi dama bëgg nga dugal xaalis ni ndax dañ koy transféré Kaffrine ni léegi fi may waxee ak moom nes tuuti ni benn policier ni woo ma benn waaye ni ma policier la ni ma naa yónnee xaalis ni ndax dañuy transféré xale bi yóbbu ko feenee sage-femme bi moo ko yóbbul moo ko jox kii bi noonu moo dem daal leer kalaame ma ak moom ni léegi nag faj gi bañu ma ci dara ndax comme li ka dal nii ci man la nii daw ma samay responsabilité waaye li mu def ba won ma gannaaw dem nii nga xam ni dafa jël ay bagaasam dem ak ci mbokkam jàppale ko rakki yaayam ak maanaam magam bu jigéen ni ba mu dem yaayam nekk foofu di ma tëkku ni man ma bëgg nga gindi ma ci man ban taxawaay laa ci war a mën a am. waaw mais dëgg bëgg naa tam nga leeral ma lenn. sa soxna soos li ko sage-femme bi wax nga intervenir ci ëmbam la wala histoire bi ngeen amoon moo ëmb bi nee na dafa ëmb garab yi moom moo ko war a fay yónnee ko ordonnance genre yooyu dafa gudd man maa ko wàññi ndax sax am na benn mu wax mu ne ma xale bu am 13 ans non 13 mois at ak benn weer moom la yóbbaale nee na feral nañ ko ci ginnaawam loolu bokk na ci la ko naqar yooyu yëpp dafa gudd man maa ko mujj wàññi. d'accord kon man tam damay gàttal wax ji. li nga war a xam. te du deñ mukk ndax mi ngi ci say ndodd. sa soxna fu mu mënti nekk. tant que mi ngi sa soxna. sa biir kër. wala bañ a nekk sa biir kër. sarsam ci sa ndodd bii la nekk. ce n'est pas parce que da nga koo mere wala ay mbokk mere la. nga ni man tam. damay jël croiser les bras du ma ko defal dara déedéet. yaa ngi tooñ. yow sars boobu ci yow la. tant que yéen a ngi nekk jëkkër ak jabar donc su dee. dafa nekk diggante. war a am ay frais. frais yooyu ci say ndodd la nekk. yow mii yaa ko war a fay keneen warulu ko fayal. loolu jàpp ko. léegi nag wuute naag sa soxna kañ lay dellu si ci kër gi wala du dellu si waat. su bëggee dellu si ngeen sëy su bëggal dellu si tam ni mooy ñaan baat boobu tam doo ci mën dara. procédure bi def pour mu jël en charge bëgg jigéen bi foofu la ñu war a jaar sage-femme bi woo ko am ku woo ne policier la. yoonu police nag nekku ci loolu laa doon ñëw. ay waay di laay war a suli policiers yi seen yoon nekku ci. diggante jëkkër ak jabar sa yoon nekku ci. dama koy wax di ko waxaat
balaa police dugg balaa gendarmerie dugg na fekk ay njublang am ay sàcc ak ay wuruj ak ay loolu diggante ñaari way dencante yoon nekku ci sauf évidemment su dee góor gi dóor na jigéen ji wala jigéen ji dóor góor gi ça dépend voilà loolu moom beneen affaire la mais tant que ñu ngi ci biir sëy di sëy dañoo am ay jafe-jafe couple yoonu police nekku ci police mënul imposer kenn dara mais yow góor gi li ma la wax du dañ sa sars la nga taxawu sa jabar taxawu sa doom yor ko na mu war a yor na nga ko war a yore normalement loolu la yoon wax l'islam sax noonu la wax xale bi ñu feral te yëgul tinul yoon la non non kooku de xaw ma ku ci mën a yóbbu kaso doo ci dem kaso doo ci dem tribunal 13 mois la am su ma bàyyi Ousmane déggee dina ci tontu ay feral ak yooyu de foog naan nag tribunal nekku ci moom ma ne mosuma koo dégg feral sa doom daal à 13 ans wala à 13 mois wala kii kooku de xanaa may mosuma koo dégg rek xanaa bàyyi Ousmane xam ci dara man xaw ma ci dara parce que bu fekkee dafa neef c'est normal waaw mënul boole wan lor mosul dégg sax waaw jërëjëf ñu déglu mbokk bi waaw li ñu doon laaj ak mooy ki nga xamante ni dafa amoon carte d'identité mu déposé ko léegi boobu ba tey mu yàgg daal te génnul ndax mën naa dem wutiwaat beneen carte d'identité waaw ndax daf ko déposé pare amu ci yenn renseignement yoo xam ne jox nañ ko daal mooy la ndax mënees naa dem wutiwaat beneen pièce d'identité wala ak nooy def pour nga am ko yoonu def rek pour mën ko muy gën a gaaw c'est tout na dem daaf rek koy réglé loolu bis bu nañ wax ko fii waaw leer na dem daaf ministre de l'Intérieur la ñooy joxe carte d'identité yi ku fa dem soo joxee sa tur tout de suite ñu tapé machine bi wax la sa dossier fu mu toll kii de moom daa bindu texte moom quels sont les corps qui doivent bénéficier de l'ordre de poursuite en cas de plainte d'accord ok dafa am ay corps yoo xam ni d'abord nañu xam luy ordre de poursuite ordre de poursuite autorisation la buy nii dañ koy joxe pour mën a poursuivre keneen mi ngi mel ni militaire waaw gendarme yi bu def jéeya généralement yoon du mën a commencer attaquer ko tant que seen kilifa joxul ordre de poursuite am ngeen ci benn exemple mooy xale bi Sène nekkoon na université Gaston Berger Fallou Sène waaw Fallou Sène du dégg ngeen coow li intervention gendarmerie la dee mais bi enquête bi amee xam nañu gendarmerie bi tiré mais mbir mi dafa yàgg ñu koy topp di ko topp ba bërki démb matugul weer rek la ñuy soog a joxe ordre de poursuite maanaam may nañu yoon mu topp ko donc waa ji kiiraay bañ ko joxoon bu njëkk je crois que c'est un lieutenant de gendarmerie dañ koy summi teg fële kiiraay googu ne ko nag léegi su la yoon wooyee demal su la procureur wooyee demal su la juge d'instruction demal d'ailleurs waa ji dem na d'ailleurs li naqari nit ñi waa ji dafa dem wuyu juge d'instruction au lieu ñu jàpp ko ni raw ci kaso bi kenn defu ko dañ ko defal contrôle judiciaire contrôle judiciaire mooy duñ la tëj kaso de mais dañ lay jox convocation ni la weer wu nekk ñëwal looloo tax ñooñu mer ndax ñooñu dañoo bëggoon ñu tëj militaire boobu ndax dañuy wax ni su doon Masamba la wala Mademba ku rey nit dañ koy kii mais kooku kenn tëju ko kaso contrôle judiciaire lañ ko def mais ba lañ koo mën a topp day am ordre de poursuite boo xam ni mi ngi jóge ci kilifa ga ca kaw jox yoon ndigal ni leen topp leen ko loolu leer na kii moom dafa yóbbante laajam mu ne dafa am seen benn mbokk si suba sa doon woote ci rajo bi di ko waxan ci rek nee na seen benn mbokk bu dañ ko faatoon daaw waxtu yi daaw ca boori décembre la woon nee na kiñ ko jiiñ ne moom la nag jàppoon nañu ko ba téye ko waaye daal bërkaat yi démb wala ci fan yi la jekki-jekki ñu bàyyi ko nee na nag loolu lu war a maanaam la koo xam da ngaa faat nit ba ñu reconnaître ko ñu jékki-jékki bàyyi la te tudd peine bi loolu nan la mën a demee. kooku woo na ma. ni ma sax ci yow la jaar. ba nga jox ko sama numéro. nee na ki ñu rey. 9 mois la ñu toog. bàyyi ko rey. mais avocat du gaaw a wax. ma ne ko. est-ce que atte nañ ko mu ni ma déedéet. laaj naa ko. ni ko est-ce que yow demoon nga wuy ji njaareem. mu ni waaw. ma ne ko ba nga demee est-ce que am na bureau boo yéeg mu ni ma waaw. topp naa ko. ba mu ni ma juge d'instruction 2e cabinet moo yoroon dossier ba mi ngi tudd Bamba Wali kon nag
sori naa man ci dossier bi. la ma ko waxoon. dama ne ko da ngay delluwaat njaareem. Bamba Wali actuellement dafa nekk congé. mais dina ñëw ci mois de septembre. soo demee ci Bamba Wali. danañ la wax li tax ñu bàyyi ko. parce que yoon dafa xóot te kenn mënul wax tout de suite. nii diw lii tax il faut nga lire dossier ba. soo lire dossier ba da nga xam lu tax ñu bàyyi ko. mais tant que. xooloo dossier bi mënoo cee wax dara ba dara boolu jeex. loolu leer na kon nag waa ji jokkoo nañu. leer na ñu déglu mbokk bi lan lay laaj. da nga leerlu benn kii rek comme tout temps yi nga xamante ne nii seeni at eggagul ci yenn kii bu leen yenn ndogal yi gaaree lan la yoon programme ci ñoom prévoir woon ci ñoom comme koo xamante ni dafa am ay 2 ans 3 ans 4 ans parce que démb rek dama ci gis benn cas boo xamante ni dafa maa xaw a yéem daal ma ne waa lii bu ci suñ borom jaare woon bakkanu kii moom nan lañ koy def parce que dafa am xale boo xam ne dafa am 4 ans ci lay toll nekk ak benn koo xam ne magu doomu baayam la rek ñu nekk mu tëdd di wax noonu rek mu dóor ko ci biir te bi mu koy dóor fekk booy baa ngi jaaxaan xam naa ni mu doon noyyee ak fi mu ko dóor doon point bu xaw a doy waar booy bi lemu xaw a bakkanam daal xajoon na ci moom xam naa ne moom man mi ko doon xeetale moom xam naa ne bakkanam xajoon na ci ma ne waa kii léegi su faatu woon nan la yoon programme pour prévoir ci xale bu ndaw bi nga xamante ne lii ci moom la sabab wax ci moom la ko yàlla jaarale ku mel noonu lan la yoon prévoir ci moom. loolu laa doon laaj ndax yoon am na lu mu wàcc foofu. waaw parce que tribunalu mineur dafa am. xale bu ndaw boo amul ay 4 ans ke ñoom seen yu tuuti. voilà mais terewul de. mineur de am na kooku de xam xel xalaatul ni da nga koy tëj kaso. loolu moom xel xalaatu ko. mais dañ koy confier ay waajuram. waaw xale bu defee noonu tuutee noonu. waaw mais dañ koy confier ay waajuram. kenn du ko tëj xam nga mës naa la ko wax fii. waaw ni xale yu ndaw yi kenn du leen tëj. kenn du leen defal ay contraintes par corps. le plus souvent su ñu defee jéeya. surtout fi mu ëppee d'ailleurs. mooy entre 15 ans ak 17 ans. dañ leen di atte. mais duñ leen jox penu mag. maanaam day am excuse de minorité. fu ñu war a tëjee mag 2 ans. xale bu def njaaxum bu mel noonu parce que il arrive surtout xale yi du ma tudd benn xeet. mais am na ñoo xam ni ñaari fan ñett ñu jaas yi. waaw xam nga yi may xalaat. waaw ñooñu. ay mineurs day am de. 16 ans 17 ans. ñu gor seen moroomu kii. wala gor ku ñu nekkal ci tool yi wala gor koo xam ni daf doon dàq ay nagam ak yooyu. bari na tribunal xale yooyu yoon daf leen di woyefal même si nit dee. muy mineur le plus souvent dañ koy 4 mois 6 mois ba pare confier ko ay waajuram. bu dee xale bu xamul dara daanaka ay 2 ans 3 ans yi xamul dara kenn mënu ko topp loolu moom xel xalaatul. sax kooku moom sooy def procédure sax kooku daa xam li ngay tontu. waaw kay moom day niil rek. day niil waaw day niil loolu de moom ma ne mosuma gis. ku jàpp ay xale bu am 4 ans naan da nga koy yaara yi da nga koy kii waaw. loolu leer na ñu jël mbokk bi. man nag dama amoon lu ma xawoon a jaaxal lool ma ñëwoon di ko laaj. maanaam kii sama mbokku menuisier la waaw sama wóolaloo ma joxoon ko sama lal ngir mu liggéeyal ma ko nag lal bi ba ma ko waxoon ngir mu liggéeyal ma ko moo waxoon mu am ay angle am lépp waaw moo ko waxee nag man ko woon bu mu weesu day xaw a gudd baal ma expliqué ko mu gën a leer mu gaaw nee na menuisier bi dañoo diggante woon pour mu defaral ko lal bi menuisier bi ne ko feeg ñaari weer dina pare léegi nag defar ci benn weer la ko defar mu des beneen weer fay na ko ku neen xaalisam pour mu fay ko mi ngi fi menuisier bi ne ko du ma la ko jox te ñaari weer yi ñu diggee woon matul dama ko expose ba man ñaari weer. waaw loolu lay laaj nag. menuisier bi amul benn droit exposé yi fi jàmm. waaw nee na moom ñaari weer la diggante woon ju eggaguñ ca. c'est pas normal. warul exposé alali jàmbur. moom il n'a aucun droit. menuisier bi kay dafa bëgg histoire rek kii kay da ko arrangé loo waroon def ñaari weer def ko benn weer kay li lay war a sori delloo yi fi jàmbur mais amoo droit exposé ko de soo ko exposé moom tooñ ko voilà. léegi keewoon nu mu war a def moom. fu mu toll nii nu mu war a def moom. su ko exposé. waaw déedéet borom lal bi ki doon defar loolu lal bi nu mu war a def exactement. non dañoo exposé la. waaw lalal nañu exposé. léegi nu mu war a def na dem constaté ko. waaw suy dem tribunal. waaw waa ji tooñ na ko. mais ay réparation civile rek la mën a am. voilà leer na nañ kii lan lay laaj moom itam
boobaag man dama déposé woon sama carte d'identité boobaag léegi war naa mat ay presque mat na 1 an daal léegi dañ ma joxoon benn këyit récépissé la yaakaar naa moom la lay jox soo déposé yaakaar naa léegi après dama doon laaj këyit boobu noonu est-ce que tey su la ramasoon soo ko wanee war nañ laa bàyyi wala këyit boobu noonu ak lan ak daan nga ci war a mën a lijjanti est-ce que lépp lu carte d'identité war a lijjanti këyit boobu war na koo mën a lijjanti récépissé ndax mën naa remplacer carte d'identité si mënul remplacer dara ba dara luy njariñam lii njariñam mooy bis booy retiré sa carte d'identité dañ lay laaj récépissé bi rek jeex na pour xam ne am nga fi carte d'identité c'est tout waaye mënut a remplacer dara remplacer dara te bu ko sax jéem a fooye leer na kii itam moom itam dafa xawul sori loolu. maanaam carte d'identité maanaam boo jël sa carte d'identité ndax sañ nga koo sotti def ko ñaar benn bi nga maanaam original bi nga denc ko bi des nga yor ko ndax lu mën naa nekk wala waaw loolu daal la bëgg xam ne xewoon na fi foofu sa carte d'identité scanner ko ba mu nuroog bee teg nga plastifié ko. amoo ci benn droit. xewoon na fi. amoo ci benn droit du carte d'identité. du carte d'identité carte d'identité benn la rek. benn la original la amul copie. boo yoree copie yoroo carte d'identité. amul copie carte d'identité la c'est tout. voilà su la neexee soo ko joxee policier mu lay béy. wala carte d'identité indi ko sa carte d'identité. acca kii moom itam. man damay jàngale arabe ci gouvernement bi maanaam fonctionnaire laa waaye dama amoon soxna ñu tàggoo ba moom am na beneen borom kër léegi ma itam amaat beneen soxna fekk maa ngi yor ñeent bi ma tàggoog ñeenteel bi nag ci laa takkaat keneen léegi nag samay këyit dafa nekkoon ci caisse de sécurité sociale nga xam ne am naa fa certificat de mariage pour ñeenti soxna bi ma tàggoog ñeenteel bi nag moom amaat na beneen borom kër mais itam ma amaat beneen soxna bi ma bëggee dugal ay këyitam ca foofa ñu ne ma am nga fi ñeenti soxna mu ne leen kooku tàggoo nañ ñu ne ma faaw nga indi certificat de divorce ndax certificat de divorce bi ma déposé woon ci caisse de sécurité sociale bi ñoom nee nañu mënuñu ko génne léegi man dem naa fi ma ko amee woon ci Jurbel ñoom ñu ne registre ba dafa réer may laaj ba xam nan laa mën a reconstituer certificat de mariage boobu ngir déposé ji certificat de divorce. loolu kay sëñ bi yow jox nga sa réponse registre bi daa réer. waaw su registre ba réeree am na neneen d'abord suñ warul woon réer la premièrement. waaw jaaduwut réer bi jaaduwut. mais soo demee ba amatoo benn possibilité. nañ la defal ñoom ci seen bopp. fa nga enregistré woon. fa nga enregistré woon sa mariage. nañ la defal une attestation comme quoi dafa réer. registre bi dafa réer. nga ñëwaat tribunal départemental. par jugement mën nañ la ko accorder à nouveau c'est tout. parce que am na réalité. c'est pas quelque chose d'inventé. mais waa caisse de sécurité sociale ñoo ok mënuñu laa jox au-delà de 4 femmes. yaa def nag 4 femmes yaa ko ñemee de yaa ko def ah. Mbadou waaw alors. mais ñoom mënuñoo pas yaa kii de. 4 moom kaa di lañ mën a yem jël nga plafond c'est tout. leer na laaj ji des ci whatsapp bi bëri na waaye xam naa waa téléphone bi faaw itam ñu mosal leen tuuti 33 976 09 09 rajo UCAB FM mbokk bi salaamaaleykum. waaw kay yàlla nu yàlla boole yow la. maa ngi seet. waaw. fi nga nekk daa mel daa xaw a bëri ngelaw de. dégguñu la bu baax. Babou. waaw. maa ngi ziar bu wér. di rafetlu information bi ñu jox nag. ndax léegi naa mu wax. sa ngelaw bi de moo xaw a bëri da nga nekk ci fu am ngelaw. waaw. waaw baax na. waaw baax na waaw. waaw man maa ngi rafetlu ndax léegi naa mu wax ci muy tàmbalee mbirum góor jigéen mu ci jox information. waaw léegi ko li ma ko ci sant bu baax nag. di ko ci remercier ci taxawaayam. ma di ko laaj ndax léegi góor jigéen moom. dañ leen a jox luwaa ci Sénégal boo xam ne dangay autorisé pour ñu def ko fi. li ci des mooy ndax ñun jullit ñi. sañ nañoo jug dem porte plainte pour ne góor jigéen di fiy jugee wala.
bi ci des mooy léegi moom li ma koy sant mooy xalifa général ko numéro na ko yëg na dem ba ci moom wax ko ak képp ku ci am baat ndax loolu xajul Sénégal dëgg la ñu ngi koy sant bu baax ci taxawaay bi jërëjëf jërëjëf rafetlu nañu sa sa participation parce que lu ñuy dund la ñi ngi nii di dund sunum réew li maam yi daan xeex ba ñu nekk ay julit léegi dañ ñoo attaqué dañ ñoo agressé mbirum góoru borom ñaari tur yi yoon da ko tere ndax am na benn article bu code pénal ni ñaari góor su dee sëy wala ñaari jigéen yu ne sëy xam nga nuñ ko tuddee acte contre nature kuñ ci jàpp ci loolu mën nañ la tëj ba juróomi ati kaso terewul gouvernement Sénégal ñi ngi joxe ay association ay récépissé bu leen fàttaliku même Obama bi mu fi ñëwee doon na ci wax ak président ndax loolu la ñu xewal ñoom ci àddina góor ñi ci biir dañuy sëy ah jigéen ak jigéen dañuy sëy mooy lesbienne même léegi permettre nañu ku nekkoon góor soppali alors sa nekkin nekk transgenre lool wala mooy transgenre mooy les kato yi am na benn documentaire bu muy seetaan lu mel noonu mu ngoog loo xam ne nga nekk góor soppali sa bopp jigéen ñu reconnaître ay droit loolu la ñuy tuddee troisième genre ñoo am doole ànd ak franc-maçon yi di def lu bon biir Sénégal te kenn du ŋaang jóg jot na benn julit waratul mën a noppi ndax ñi ngi xeex l'islam fii te tubaab yee koy def bari nañu doole li ñu voté yépp comme droit wala dal ci borom ñaari tur yooyu kenn du ko appliqué suñu demee kay ba di leen jox récépissé di mën ngeen nekk association musiba am na ah lu wér fu ñu jëm lu wér fu ñu jëm jóg dafa jot kuy julit war nga am sa baat ca kaw du murit du tijaan du xaadir li fi mag ñu baax ñi defoon am na ay samba boo yoo xam ne ñi ngi ci suñuy tànk suñ ñu mënul yàq danañ yàq suñuy doom wala ñu yàq suñuy dundit kon kenn warul noppi lu ñu war a boole ci suñu préoccupation la tout le monde est inquiet ma wax leen ko de tout le monde est inquiet wallaay leer na nañ ñu jëlaat ñaar wala ñett ci internet bi laata ñuy continuer ci Facebook bi 33 976 09 09 UCAB salaamaaleykum. maaleykum salaam Pape Sarr ñu ngi leen di ziare. jërëjëf Fatick. di ziare foofu nga toogal di ko jox cëram bu mat sëkk xëy na moom maître la boo xam ne moom émission bi. man sax neexuma toog di jàng moom ak i neex. di ko remercier bu baax tamit information. jàllale aussi ñu ci war a jël dinañ ci jël. waaye Pape Sarr. waaw. man dafa am lu may laaj xëy na comme ça moom dafa jaxasoo xëy na si benn côté xëy na yenn saa yi dañ baat bee xaw a suufee de dégguñu lu baax. ma ne waaw. dafa am loo xam dafa maa ko yàgg bëgg a laaj tamit. waaw. xam nga comme téléphone moom léegi dafa bokk si identifié. waaw. daanaka dafa bokk si ñun daal boo ma carte d'identité daanaka soreetuñ dara. waaw. te léegi-léegi nit téléphone am. waaw jubalal ci laaj bi acca rek acca waaw. waaw ma ne léeg-léeg gis nit def toj-tojam fa téléphone jaamur sànni benn place. waaw. ñu ñëw fekk fa téléphone ba daal di sonal waa ji trop léegi téléphone moom bu la jaay moom ban kii nga wax information ma def dem gendarmerie. wala nga wax ak waa Sonatel pour en cas. pour nga jënd téléphone bu légal daal ban garantie nga war a am. ban garantie bu fekkee ne sa téléphone réer na. réer na waaw. te nga bañ musiba fekk la si lan nga war a def. loo war a def waaw. waaw kay loolu daal moom. tontu bi yomb na. leer na teel la jóg. foo gisul sa téléphone. signalé ko. signalé ji kan. koo koy signalé koo koy signalé demal Sonatel. waaw kay soo demoon Sonatelu Mbacké gii. tout de suite am na ay matukaay yu ñu jël yoo xam ni. yow dañ la aar ñu coupé ligne bi. voilà su ëllëgee. kenn du la mën a topp dara. mais bul xaar ba musiba am nga naa sama téléphone réer na duñ la gëm. duñ la gëm mi ngi mel ne comme pièce d'identité bu réeree aussi. aussitôt demal am certificat. balaa kenn def dara. su ko defee ñu xam ne réeroon na. ok d'accord. 33 976 09 09 rajo UCAB FM salaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw baal ma yëkkati kàddu gi ma gën laa dégg. waaw ñoo ngi sant bu baax alhamdulilah na ngeen def. waaw sant yàlla bu baax. alhamdulilah ñoo ngi
nuyu. dégg ñu la bu baax da ngaa écouteur xanaa. non non non. waaw kay waaw kàddu gi suufee woon waaw. ma ne ñu ngi leen di nuyu di leen ziar. waaw kay jërëjëf. di ko ziar tamit bu baax maître Babou moom. tonton. waaw dafa am lu ñu ko bëggoon a laaj rek. acca bismillah. dama koy laaj par exemple nit ki bu amee soxna. waaw bu amoon soxna léegi soxna si demande divorce. waaw. léegi ñu am ay doom par exemple ñu am ay xale daal ay doom. ñett ba ñeenti doom. léegi te ku góor ki moom bon bëggu ko may baatam. kay demandé te kii bëgg ko may. waaw te aussi ku góor gi tamit. maanaam day liggéey ci benn entreprise par exemple. léegi maanaam bu ñu demee ba divorce bi am yan droit la góor gi am ndax comme kii. xale yi kan moo ko war a téye daal nga bëgg a laaj ci gàttal. waa xale yi waaw. voilà. waaw ci loolu gàttal waxoon na ko fi ay yoon wax naa ko ay yoon. juge bi. juge bi tas sëy bi. moom mooy décider kuy yor xale yi. te li yoon wax juge bi dañuy intérêt xale yi rek la. voilà xale yi warul gis intérêt parents yi. su ko neexee ni jox naa. xale bi yaayam. le plus souvent d'ailleurs su dee jigéen. tout temps yaayam lañ ko jox. su dee góor ba un certain âge. jox nañ ko papaam. wante terewul. même suñ ko joxee yaay ji bàyyi papa wala jox papa bàyyi yaay. terewul dañuy aménager un droit de visite. maanaam waajur bi nga xam ne yoroo xale heure booy xool xale une fois par 15 jours. war nga mën a yor xale yi un week-end wala yooyu. wala par fête ñuy alterner soo ko yoree korité ki yoree ko tabaski ki yoree ko màggal ainsi de suite ainsi de suite. voilà intérêt xale bi daal la ñuy wër. moom la ñuy njëkk a xool. leer na naa ñi ñu lu may def téléphone benn nit su ko defee ñu arrêté ko jël ñu def ci whatsapp bi 33 976 09 09 UCAB asalaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw kay bisimilah. bu baax na leen di ziar bu baax ñu ngi sant alhamdulilah. ñu ngi ziar maître Ba bu baax. kooku. ndongo ñuy wax Mahamadan Sakho wu ji Touba. waaw kay bisimilah sëñ Sakho. ñu ngi leen di ziar bu baax. maanaam man de maître Ba dama mën woon laaj maanaam ci wàllu hôpitalu Addo Fousseyni bi. waaw. parce que entrée sa malade di jëndi ordonnance ba xëy jeexal takk. war a génn ñu ne da ngay fay nangam door a génn loo xam ne du yow yëgoo ko tinoo ko. wala maa subaana lay ka nga doon faj maanaam faatu ñu ne balaa néew bee génn nga fay loolu daal laa ko laaj ba xam moom loolu moom. ba am droit la wala déet. waaw loolu daal jaaxal na ma loolu wax dëgg yàlla te après wallaahi ñi koy dund bari na loolu. waaw yorum néew ñu ne balaa génn nga fay nangam wala jëndi ordonnance ba jeexal takk ñu indi la xëy boo xam ne doo xam foo jëm ak moom. loolu daal ñoo ngi ko ci laaj xalaatam daal loo xam. salaamaaleykum. waaw mos nañ koo traité fii. hôpital amul droit téye ay néew. amul droit téye ay néew amul droit téye ay néew. c'est un abus de pouvoir. waaw am na fu mu mën a fayoo. yoon def ni. ku la amel. mais yóbbu ko ci yoon. soo ko yóbboo ci yoon. dañ koy condamné. te ñoom yeewu nañu. am nañu ay avocat su dee mën nañoo présenter une facture. boo wane ni diw. dugg na hôpital bi dat sangam fayul. su yóbboo ci yoon yoonu condamné waajooyu. mais te malade ku dee. droit de rétention ñaaw na te yoon d'accord ci. voilà loolu moom lu gàtt ci lu gàtt yoon mayu leen ko. leer na nañ ñu dégluwaat kii moom lu muy laaj ci pharmacien. est-ce que xale boo xam ne daa sibiru comme lu mel ni soj di ko metti wala bopp buy metti wala yu mel noonu nga dem ci pharmacien rek jënd sirop jox ko est-ce que pharmacien bi am na droit bindal la jox la maanaam jaay la sirop bi te demoo hôpital ñu bindal la ordonnance bi voilà maanaam est-ce que sañ na loolu laay laaj ba xam. maanaam est-ce que nit sañ na dem rek jënd garab bi ñu ngi. loolu mooy coow li ñu waxoon fii temps yi passé xuma Pape Sayer fekk na comme leen. waaw yëf yi commissaire Sangaré comme fekk naa ko. voilà su dee. médicament bu ñu war a xam dañ ko war a délivrer ak ordonnance. pharmacien amul droit defal la ko. mais am na ay médicaments yoo xam ni ay vente libre la mi ngi mel ni ay sirop par exemple xaw ma ci dara de wante mel na ni sirop garaawul noonu ay vente mais attention pharmacien bi lay jox loolu day engager responsabilité am voilà su dee dara ñëw na cee indi ëllëg soit sirop ba melul na mu war a mel wala waree na ba xale bi jaare ci feebar wala yooyu day engager responsabilité li wóor ba wóor daal
médicament ba lañ koo joxe jaaral ca docteur ba mu visite la prescrire la. booboo ëpp sécurité. booboo gën a wóor leer na nañ. usurpation de fonction lu mu ci wax. sunu 5 minutes yi. koo xamante ni waaw conclusion incha allah d'accord dinañ ci bàyyi xel. koo xamante ni si dafa defoon li ñuy wax usurpation de fonction maanaam comme woote ne procurateur policier doon ko jaar ci man di ma jéem a piéger yàlla dogal ma dem ba xàmmee ko xam ne du moom kooku yan topp laa ko war a mën a topp ak loolu ci yoon wax. est-ce que xale boo xam ne daa sibiru comme lu mel ni socc di ko metti war boobu laa doon wax usurpation de fonction bi. yow kay sëñ bi. bis boo ko waxee policiers yi. policiers yi ñoo la gën a yàkkamti sax d'ailleurs pour arrêter. loolu lañ gën a yàkkamti Mbadou te moytuwul waa ji danañ ko. kii jéem a sol suñ mbubb te du ñun. waaw kooku moom. policiers yi mën nañ koo régler bu gaaw a Mbadou jeex na. kii wàllu Serigne Tou. koo xamante ne si maanaam day def charlatanisme boole kook di nax nit ñi ñu koy jox ay xarak ay yu mel noonu aussi ki ko hébergé ci këram xamul woon loolu lay def ñu dem ba mu feeñ ñu teg ko loxo léegi garde à vue nañ ko ba garde à vue bi jeex ñu prolongé ko ba defeere ko yóbbu ko Jurbel léegi ci wàllu yoon lan moo war a doon mën a suivi bi ak lan moo ko war a mën lan moo koy xaar ci infraction yooyu yëpp moomu commettre moom étranger la dëkku fi nee na guinéen la Guinée la dëkk. waaw mais charlatanisme dañ koy tere am nañ possibilité ñun mën a jël avocat bu ñuy plaidel. ma ni avocat kay ku mu neex nga jël ko. charlatanisme yoon da koo tere. kenn waru koo mën a def. looloo tax moo wax fi émission. nii ñii nga xam ni maa mën yi. dañuy louer publicité ci rajo yi. ak rajo bu mu mënti doon. nekk ñu ci yoon. yoon dal na ci seen kaw. parce que ñi ngi def publicité mensongère. maa mën. ñi ngi jaay lu wérut. ñi ngi loo xam ni. yoon jalgati na ko. voilà c'est pas scientifique. mën naa faj jabet mën naa faj ndoxum siti mën naa faj jigéen joo xam ni da ngaa taxaw mën ngaa faj lépp. loolu yoon tere na ko. kuy def publicité bi tere na ko. léegi nag su dee waa ji defere nañ ko mais charlatanisme action publique la. action publique. yow sëriñ bi yow mënoo koo déclencher. du dëgg. mais nag su dee charlatan boobu ngay wax lor na ci nit. kooku mën naa porter plainte. voilà parce que moom mooy victime. leer na nañ kii lu muy wax moom itam ci wàllu sëy dafa mel ne di. sama doomu bàjjen bii daal dafa neexawut ak jëkkër ji daaw ba ren nag ñi ngi yéeg ak a wàcc jëkkër ji ne ko duma la wàcce tey duma la wàcce ëllëg mu nga dëkk fële ci sancub keneen jëkkër ji mi ngi dëkk fii ci dëkki àll yi may laaj ba xam loolu ci yoon wax comme moom bëgg naa tas mu ne ko duma la wàcc tey duma la wàcc ëllëg loolu daal laa am lu ma bëgg a laaj bala ma xuus ci mbirum yoon. waaw lii wër ba wóor daal wax nañ ko waxaat fii. duma la wàcc moom wax yu yàqu la. ndax sëy ñaar a koy def. ku bëgg a génn ci sëy bi itam am nga droit génn ci sëy bi. bu mu xaar naa maye ma baat déedéet. na bind ay këyitam dem tribunal ni baat laa bëgg. dana ko am. kooku nag na leer nañ. du ma la may baat wax joo xam ni dëkkuwul fenn tëriwul fenn benn góor amuñ ci droit ni du ma la may baat. voilà ñaar ñooy ànd sëy mais su kenn taxawee ni bëgguma sëy day da ciy génn te doo ko mënal dara dañ koy tas. leer na nañ acco ñu jëlaat mbokk bi lu muy bëggoon bu ñu mënee indil ay leeral ci constitution ak règlement intérieur ban moo ci ëpp doole. waaw xam naa ni yow su ma waxee loolu nag mooy. li taxaw dama dégg coow li am ci école Jean d'Arc. waaw am ñoo xamante ni tey jii ñoom dañ jàpp ne. comprendre nga mën nga koo tontu directement acco mën nga koo tontu directement arrêté naa comprendre. voilà constitution. mooy charte réew mi. mooy li gën a kowe lépp loolu la ñu tuddee constitution. ba ca tegu. mooy lu ñu tuddee loi organique. waaw loi organique. waaw ban kii laay mën a joxe par exemple sooy créer benn institution wala yooyu. ay loi organique lañ koy defee le plus souvent. loi organique am na lu ko gën a suufee moom la ñuy tuddee loi ordinaire. mooy loi yi assemblée nationale di wote nii li ñuy def li nga wàccaat nag soog a ñëw ci pouvoir réglementaire.
pouvoir réglementaire am na arrêté ministre ministre nangam def lii def lii def lii la gën a tuuti mooy règlement intérieur règlement intérieur du dara mooy lii fii nii lay doxee loolu kese la règlement intérieur amul droit violer loi amul droit violer loi organique amul droit violer constitution lii catholique yi def dañoo jalgati yoon Sénégal dañ ko jalgati d'abord la ñu jëkk a wax ci suñu constitution mooy réewu Sénégal nguuru laïque la ba pare ni toutes les croyances religieuses sont admises ak pratique su la neexee ni julit la su la neexee ni catholique la su la neexee ni protestant la yépp a yem ba pare doolu ci ni ku nekk am na droit li nga gëm nga dunde ko waaw li lay war a sudi nit ñi ni ñun ay julit lañu voile la ñuy jël nga ni doo ko jël jalgati nga constitution yëpp loi yëpp règlement loi organique ak loi ordinaire yëpp nga jalgati donc ci tooñ la ñu nekk tooñ boo xam ni jullit yi nag ñoo ko mën a fajal seen bopp ah mbéj moom nu ko wolof di waxee borom koy fajal boppam mbéjum kanam borom koy fajal boppam surtout que li wolof di wax yaa ngi xeeb xal ci dagga attaqué nañu Sénégal xal mu lakk sa dagga dañoo attaqué Sénégal Pape Saer ah lobby yi ñoo attaqué Sénégal wax naa lobby borom ñaari tur yi may bañ a wax ay transgenre dugg na fi déggoo artiste boobu ñuy wax ay Ouzin Keita la xam nga loolu mu def du ay caaxaan dafa am ñu nekk ci suuf di ko jàppale doy na waar ah nit ñi ngi attaqué suñu gëm-gëm ñi ngi attaqué suñu diine mais lu tax ñun jullit yi nekk 95% ni pat tey jii ñi gën a kowe ci jullit yi suñu jógoon wax mu jeex ñoom ñooy kan dinaa ci ñëw Pape foofu lay sànnee benn ouverture xanaa xamoo ni église catholique boobu waaw ñun ñoo leen di fay ndax dañ leen a voté subvention ay milliards et milliards yoo xam ni jullit yi mënuñ cee jëriñu wallaay ñoom ñooy remplir les conditions ñu jox leen mën naa la wax ni Pape Saer catholique yi ñoo gën a riche état du Sénégal kooku fi indi woon Senghor dem jóge fi Abdou Diouf bàyyi ko fi Abdou Diouf bàyyi ko fi jóg Ablaye Wade def ko fi Ablaye Wade def ko fi Macky Sall ñi woo ko laaj soo demee région de Thiès dugal Thiès genn wàllu Thiès ay booru ngent ak yëpp ay àll catholique yi ko moom seeni école privée demal Petite Côte ñoo moom lépp jël nañ suñu réew jël nañ suñu suuf jël nañ suñu lépp ba pare léegi nag di ñu attaqué parce que dañoo daal ci suñu kaw kenn waxul waaw foogu leen ni jullit yi war ñoo jóg am nañu un devoir moral maintenant kuy jullit war a jóg waratoo toog parce que responsabilité jullit yi ba fu ñu bokk nag waaw parce que li fi maam yi bàyyi woon ñi ngi koy négliger de et on a des comptes à rendre lu leer nga wax waxtu yi de 5 minutes bi xaw dama lay jox benn laaj bi su ko defee rek nga boole waale kook conclusion bi des na laaj yu bëri bëri waaye nañu wàññi rek ajo bi ndéglu ko maanaam damaa yor place bi léegi nag am ñoo xam ne dañuy tuur mbal ci sën bi rek sën bi dend ak place saa yi ma ko balee ba mu yëgaat ci kaw rek mu suuraat ba mu agsiwaat ci yoon wi muy laaj maanaam loolu laaj la ci yoon wax man ngeen ko xelaa mën a def daal bañ nga xam ne duutuñ ko fa taw waaw mbalit mi daal dafa dend ak place saa yi ma ko ajee ba ca kaw ma taal ko wala ma buub ñu sottiwaat ko ba mu ñëwaat ci kaw yoon wi jëm si ci place ma doon laa yan matuwaay laa mën a place am daal la benn jalu bali nekk ci wet gi muy balee ko fuug rek fu mu kéer gaa yi ñëw sottiwaat nee na yan pexe la ci war a mën a am mais service d'hygiène rek service d'hygiène demal service d'hygiène moo na waa service d'hygiène actif nañu fii de parce que bis bu nekk may dégg nit ñi kaas naa service d'hygiène ñoo wax borom boutique yi dañuy kaas ñëw ba ci boutique yi waaw danaa defali keroog chef service régional de l'assainissement waaw bi muy prêter serment Diourbel maa nga fa woon jël naa kaddu ni ko neel service d'hygiène waaw ak sa service assainissement nit ñi lañ fi nekkal wante nekk ñu fi pour bundu xataal nit ñi nee naa ko na nga seet yow nañuy doxale Touba ndax population Touba ñi ngi mettitlu li leen service d'hygiène ak coono bi ñu leen di teg jógal dox noonu parce que
au lieu ñu defar ñi ngi yàq. ah. am naa fii keroog benn dossier. waaw waa ji xam nga lu ko service di jël laaj. lan. ndox buy takk xaw ma lan ci tërëm kër. waaw ñu ne ko da ngay fay 200000. 200000. 200000 bëri na de. alors ak la ñuy waxee yeneen joxe xaalis kenn du la joxe reçu. lu nekk ngay dégg. nit ñi lañ fi nekkal nekk ñu fi contre nit ñi. loolu ku nekk war nga cee yeewu. voilà leer na nañ xam naa 3 minutes moo des bu la neexee ma bàyyi la ko bu la neexee ma dugalaat benn laaj. waaw su la neexee dugalaat benn laaj waaw ñu dugalaat benn laaj. acca pénalisé. acca léegi kii mu ne lan 13 ans. dama doon laaj pour nga laaj ma maître boobu pour que xale bu bëgg am passeport waaw. parce que mineur la daal 13 ans la am kooku nan lay def ba am passeport. mu ni ku am 13 ans nu muy def ba am passeport. attention. passeport am na mineur yu ko mën a am. mais accompagné. ak seen i waajur. noonu lay def ñoom rek mënuñoo coqati ko dem wuti ko. il faut ñu am ànd seen i waajur. seen i waajur. yi ngi leen di def kayit yooyu pour suñuy voyager. d'ailleurs kii photo. parents yeeg yooyu da ciy ànd. mais personnellement moom mënu ko am loolu xel xalaat. moom rek mënu ko amal boppam daal. acco kii kër la. léegi man maa ngi nekk fii Diourbel sama papa dañu fi bàyyi loon benn kër man ak sama doom baay bi léegi nag bu yàlla dogalee ñu miraas ko ñu xaaj ko ci digg bi biñ ko xaajee ci digg bi sama rakk bi dafa jaay wàllam daal léegi bi mu jaayee kër gi bi mu jaayee wàllam demoon nañ karas déclaré ko foofu ma yóbbu woon kayit moom sama papa bàyyi loon. léegi ma déggoon keroog nga doon wax ci affaire kayitu kër ma laaj léegi bu fekkente ne bëgg na maa changer turu paa bi nan lay def ak kayitu kër googu nan lay taxawee ci diggante ñaari demi personnes yi ma ci doon laaj je pense que ay conseils daal si met baabu. normalement fa ñu liquider sa succession papa. maanaam séddale ba boobu la turam war a faase. ndax lii la bàyyi. séddale ngeen ko. su dee tribunal ngeen jaar. tribunal day indi atte ni diwoo moom lii ci doom yi diwoo moom lii ci doom yi déwén. ku am loolu këyit boobu atte tribunal boobu soo demee cadastre parce que le plus souvent ay permis d'occuper la. yow war nañ la ko mën a mutal ci sa tur kooku amul benn. turoo moom foofu nañ ko war na mën a changer. absolument su dee liquidation bi am na ba ñu juboo amatul problème. kaddu gu mujj gi lu muy doon mettre. kaddu gu mujj yi kaddu njaqare. mbaadu. duma la ko nëbb jàq naa. parce que nag. dañoo attaqué réew mi ay forces du mal ñoo ñu attaqué te kenn déggugul réaction ñi fi am doole. lii catholique yi teg ci suñu kaw. te nekk juróomi nit uniquement ci population bi 5% waruñoo mën a nangu ni 95% ñooñu dañ leen tere ñu dund seen diine. suñu diine attaqué nañ ko. jafe am na te kenn waxul nguur gi moom daw na parce que tubaab yi lañu ragal mais doole ji nekkul ci nguur gi doole yaa ngi ci niti diine yi na ko ñépp metitlu imaam yi nañ ko wax ci mosquée yi ku mën a yëkkati kàddoom ak fu sa kàddu yem nee leen duñu nangu Sénégal li fi maam yi bàyyi woon nit ñu baax ñi muy sëñ Touba di Alaaji Malick ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ay samba booy bëgg koo teggi gëm loo ñu leneen bëgg a jaxase suñu xel bëgg a jaxase suñu lislaam kon fu ñu jëm suñu gisee kilifa yu baax yi fi nekk kon danañ rus ndax su boobaa dañuy laaj bi ngeen nekkee àddina loo leen def est-ce que métti lu ngeen ko est-ce que jooy ngeen ca te loolu laa dégg de ñu ni jullit moom su amee lu ko naqari loolu lay wax na ko métti lu na ko wax na jëfe képp kartam mais noppi bi moom waruñoo mën a noppi ndax lii am te ñëpp di ko dund dàq nañu ay jullit yoo xam ni dañoo muuru te ñi leen dàq ñun ñii ñoo leen di fay ngeen jàpp ni école privée catholique yi sunu xaalis la ñuy dunde sunu xaalis la ñuy fayee seeni enseignants terewul ñu ngi ñuy toroxal te mënuñoo sunu réew sunu dëkk fii ñu moom nit ñu baax ñi nekk fi dund sunu diine mënu ko ku mën nag na nga yooxu ba ñëpp dégg la ñu xam ni wax nga ko man de wax naa man ndax xam naa lii raam ca ñag bi la jëm déjà commencé na sax.
jërëjëf maître sant ko gërëm ko bu baax a baax ci taxawaay bu am solo bu mu ngi koy taxaw saa su ne ci kanamu askan wi sant gërëm mboolem ñi nga xam ne ñoo àndoon ak ñun ci seen jotaay bi di yeete mu doon jotaay bu samedi bu jot lañ ci ànd ak yéen fii ci rajo UCAB FM rajo université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi di bawoo ci ndaam Daaru Alimul Xabiir. émission bi incha allah altine ci guddi di ngeen ko mën a dégluwaat ci 103.5 rajo UCAB FM bu 22h jotee ba tottal fanweeri simili 22h30 jàpp 0h. dina fàttali itam ne incha allah émission yëpp nag tàmbali nañ ko di ko dugal ci YouTube bi bu ngeen demee yeete UCAB FM rek YouTube bu ngeen bindee yeete UCAB FM da ngeen gis émission yu bëri yu commencé nañ leen ci dugal incha allahu rabbi sant gërëm mbooleem ñi nga xam ne rek kon ñu ngi ànd ak ñun ci rajo université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi di bawoo ci ndam. kon rek jàpp leen ko émission yi incha allah tàmbali nañ ko di ko dugal ci YouTube bi instant bi ku mu neex mën nga dem YouTube nga bind yeete UCAB FM da nga gis ñu commencé dugal nañ ci émission yu bëri bëri waaye itam buñ dugalee intégral bi sax dañuy dugaat ci biir dagg ko par ay laaj ku nekk nga déglu laaj ba nga bëgg a déglu rek am ca la nga ca bëgg ci ay leerlu numéro maître Babou dañu leen ko baaxoo di joxe mën ngeen koo jël 77 le 638 30 57 77 638 30 57 képp koo xam ne bëgg nga jokkoo ak moom ngir rek yeneen i leeral mën ngeen a jokkoo ak moom 77 638 30 57 seen i laaj nag mën ngeen a tàmbali léegi nii di ko yónnee waat ci sama numéro personnel 77 la 619 33 20 mooy sama numéro 77 619 33 20 77 619 33 20 sant gërëm mboolem ñi nga xam ne ñoo ànd ak ñun ci téeméer rek ñett yu tombal juróom rajo UCAB FM rajo université Cheikh Ahmadou Bamba ñun ñu doon bàyyi xel ci Facebook bi ci live bi ñoom itam ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax Modou Mbacke ñoom ñu ngi doon bàyyi xel jaajëfal ñëpp rek bàyyiwuñu kenn ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ñu doon seetaan jamono ji ñoom itam sant leen gërëm leen di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal suñu bopp pour laaw moom jàmm te ku mu jàmmal nga am jàmm yàlla na boole jàmm jërë ngeen jëf. yeete di émission bu leen rajo UCAB FM 103.5 rajo université Cheikh Ahmadou Bamba di defal samedi bu jot ñeenti waxtu jàpp juróomi waxtu toftal fanweeri simili seen émission yeete rajo UCAB FM di ci waxtaane poñ yu bëri état civil di këyit yi nga xam ne doomu aadama bi da koy soxla lu ci mel ni këyitu juddu këyitu mariage këyit bi mandargaal ab sëy divorce këyit bi mandargaal sëy bu tas ak yeneen i këyit ab sëy la ci aju ci diggante ñaari way denc yi la jëm ci wàllu tas naka la ñuy taxawale ay kuréel di association boo bëggee liggéey kayit woo koy mandargaal di contrat de travail ak yelleefi doomu aadama bi lu jëm ci wàllu fitna wala naka la ñuy aaree doomu aadama bi néew doole banqaas yi nekk ci wàllu yoon ak dëkkandoo lan moo ca taxawaayu yoon naka la ñuy jëndee jaay wala luye ak kër naka la ñuy déposer plainte maanaam ku la tooñ naka ngay def ba yóbbu ko ci yoon ak poñ yu takku. ngir gën a bëgg yaatal seen jotaay bi di yeete rajo UCAB FM 103.5 li tax ñu ubbil bunt bi mbooleem chef de service yi nekk ci biir digdigal bi kenn ku ci nekk ca la nga yëngu ñu namm la ca dalal. yeete fas yéene dellusiwaat ak anam yu yees maître Abdoulaye Babou di avocat à la cour lañ ci fas yéene di àndal ngir lépp lu jëm ci wàllu àq ak yelleefu doomu aadama lu jëm ci wàllu yoon la ca mat a bàyyi xel kenn ku ci nekk lan moo la war lan moo nekk sa diggante ak yoon léeg-léegi kenn ku ci nekk di am jafe-jafe ak yoon fekk la ko jiitu ñàkk a xam mooy li koy waral maître Abdoulaye Babou di avocat à la cour fas yéene taxawu askan wi laabire leen ci wàllu yoon la ngeen ca war a xam mu jàngal leen ko. bu leen ko fàtte samedi bu jot lay doon bu ñeenti waxtu jotee jàpp juróomi waxtu yu toftal fanweeri simili yéen itam ñu leen di ubbi buntu bi ci téléphone bi ngeen mën si jaar ci 33 976 0909 33 976 0909 ngir lu ngeen bëgg a leerlu ci poñ bi ñuy waxtaani UCAB FM rajo université Cheikh Ahmadou Bamba di leen dégtal émission bu am solo yeete samedi bu jot 16h 17h30 ci 103.5 yeete émission bi njariñ kese la.
seen émission yeete képp ko am loo bëgg a leerlu loo bëgg a laaj ci wàllu yoon fan wu man di doon nga bëgg koo leerlu sa laaj ñu ngi koy xaar ci numéro bii 77 619 33 20 77 619 33 20 bu la neexee nga envoyé ko ci WhatsApp bi wala nga bind ko message texto lu ngeen yónnee ci laaj dinañ ko jël jébbal ko maître Abdoulaye Babou ngir mu indi leen ci ay tontu kon ñu ngi xaar seeni laaj lu ngeen bëgg a leerlu ci wàllu yoon seen émission yeete kon ñu ngi leen ciy xaar lépp lu ngeen bëgg a leerlu